mais bis bu ñu falee ku gëmul Sénégal it problème la ñuy indal kon nañu tàggat xale yi ci civisme ak citoyenneté citoyenneté mooy xubbul watan am na loo xam ne du hadis yonent bi xubbul watan min al iman bëgg sa réew gëm sa réew ci gëm yàlla la bokk bëgg fi nga juddoo bëgg fii tekki doo yem rek ci tekki fi mais yow yaa bëgg a wax ne man Sénégal ci sama loxo lay baaxee Kadhafi dañu ci tëgg libyen yi bu leen yaakaar mook américains yi ñëw defar Libye bu leen yaakaar mook français yi ñëw defar Libye mais libyen yee koy defar réew maa koy defar kon Sénégal itam Sénégal yi ñoo koy defar bu fekkee préparé nañ leen yàgg na wax ne coowal pétrole laa ngi bari lool man de du ma ci manifester samay doom dama leen di yóbbu ñu jàngi pétrole samay doom dama leen di yóbbu ñu am compétence ci pétrole bi mais kenn du ci war di sànni xeer bu Sénégal soxlaa samay doom gérer pétrole du Sénégal bi waaye kenn jàngu ci kenn amu ci qualification pétrole ne fi di yuuxu rek pétrole bu su génnee il faut ñu exploiter ko étranger yi ñoo koy lekk xam nga man dama dem Sabadola conférence kii dugg Sabadola ñu ne or bi fa lay jógee ma ne kon Sénégal am na or oru Sénégal bi yéen lu ngeen ci yëg lu ngeen ci yëg benn boy ne ma ñu koy exploité wallahi avion bi suy ñëw réseau sa portable bi dootu am réseau dañuy crypter réseau yi yépp te mu ne avion bi day dugg ba ci biir fa mu koy jëlee sénégalais nekk fa ma ne ko sénégalais amul xam-xamu yegg fa avion bi ne dëkkat jël or bi déparat romb Sénégal or bi noonu lañ koy exploité pour ma wax la or bi noonu lañ koy exploité waaw suñ pétrole bi nag comme que ci biir fa muy ne ñun amuñ xam-xamu yegg fa mais duñ fa yegg dañuy ne ci gannaaw rek ñu naan déwa nga Sabadola nekkee woo fa dara secrétaire la waaw un secrétaire loo mën a di dimbale Sénégal sa njàng fa la yem kon nañ leen fexe ñu jàng réew mi nañu jàng réew ku ko bëgg a defar da ngay jàngaloo doomu réew ma xam nga Seydina Muhammad li lay wan ne njàng am solo surtout jullit xam nga yonent yi bi mu commencé yàlla waxoon ko ne ko demal julli yi ci jàkka ja wala demal woori demal génnee asaka demal màkka moom def na ko iqra demal nga jàngi yonent bi loolu la yàlla njëkk a wax ci moom demal nga jàngi kon kay doomu aadama soo ko bëggee defar mais jàngal ko am jàng nag iqra bismi rabbi ko rek la ko wax iqra bismi rabbi jàngal ci sa turu xam-xam yëpp mu ngi ci bismi rabbi du njàngam diine kese yonent bi nee na utlubul ilma wala bi siin dem leen uti xam-xam donte da ngeen di dem Chine kay uti wuñ fa jàngi wuñ fa julli lan lañ fay jàngee ji technologie ko adduna bi première puissance actuellement dañ naan Amérique mais non mooy Chine première puissance actuellement mooy Chine technologie yëpp ci chinois yi la ne Sénégal bu ñu bëggoon développé nañ ko dox effectivement chinois yi sax ñoo fi nekk suñu autoroute yi chinois yi ñoo koy liggéey benn waay ne ma gan ñi lañ koy jox mën na ko bu ñu ko joxoon Sénégal yi ñu takkee ko jabar gëmuñu liggéey bu ñu fontoo koo ci jox poste réponse la muy njëkk a def mooy jënd 4x4 takk soxna tabax këram mais buñ ko joxee chinois yi nga xam ne amuñ fi sax néeg ñu tabaxal ñu Sénégal dem ñibbi man loolu laa d'accord toppatoo lu ci yëngatu ma yóbbu ci mécanicien yi parce que sama oto la sama yëri bii ma sol lu ci xottee ko bu tili mais ma fóot ko dama koy toppatoo waaw lu tax may toppatoo li ma moom te li ma bokk ak nit ñi fàlewu ma ko mais loolu du civisme yonent bi def ni laa yuminu ahadukum hatta yuhibba li axihi ma yuhibbu li nafsihi damay toppatoo sama kër dama koy nettoyé muy set sama kër du tilim dama koy cuuraay mbedd mi ma bokk ak ñëpp man nettoyé sama kër sotti ko ci mbedd mi mais sëñ bi kooku du jullit kooku xamul lan la islam daf ne ni nga fonkee li nga moomal sa bopp noonu ngay fonkee li nga bokk ak ñëpp nga doog a nekk un bon citoyen maa ngi koy defal Aly Ngouille Ndiaye ci koor gi ministre de l'intérieur benn conférence fële ca Linguère thème bi mooy la jeunesse est bien publique voilà la jeunesse est bien publique parce que moom intervention ministre yi lacrymogène yi bu nit ñi bu xale yi góor yi xamoon li leen war mais benn police du sànni benn lacrymogène mais ñàkk a xam rek nag boo ko waral étudiant bi mer taal bus bi étudiant bi mer taal bus bi mais kooku amul citoyenneté amul civisme mu jàng ko sax xamul sax lan la li ma ci jaaxal dafa jàng ba tollu université ñu ne kii bu génnee ñooy gérer Sénégal mu mer di taal bus bi kooku man tiit na ëllëg bu doonee président wala mu doon leneen ban sénégalais lañ soxla yow kay mer nga boo demee Chine xam nga Ablaye Wade takk leen morceau yu xonq yi Chine la ko jëlee Chine waaye bu ñuy grève dañuy takk morceau yu xonq mais ñëppay xëy ñëppay liggéey
amul kenn kuy mer di toj lu ñëpp bokk doo toj mbedd doo toj bis mukk marche bu xonq ba rek pour nga wane ne am na looy ñaxtu mais yaa ngi liggéey mais di mer di toj bis yi bu nit ñi duñ génn ngay sànni ay xeer mais kooku ban Sénégalais moo ko tabax ban Sénégalais moo tabax loolu su ko defee loolu du citoyenneté du civisme nit ki dafa am loo moom am loo xam ne yaag nit ñee ko bokk li nga moom yaa ngi koy toppatoo respecté ko comme respect di ngay respecté li nga bokk ak nit ñi islam loolu rek la day am ci kilifa yi surtout Omar ibn Abdul Aziz ci xalifa yi la xalifa comme président mais yonent bi ko yar dafa am benn président bu ko seet si visite officielle mu recevoir ko ci palais bi mu taal lampu palais bi yépp la taal ñuy waxtaan ci mbirum réew mi dem ba li ñuy waxtaan ci mbirum réew mi jeex na Omar jóg fay lampu palais bi taal bougie taal sondel waaju na ko mais lu xew yow taal lampe bi mu ne ko waaw parce que lampe palais bi ma koy taal mooy dama doon waxtaan ak yow ci mbirum réew mi léegi li ma doon waxtaan ak yow ci mbirum réew mi jeex na léegi sama diggante ak yow kese lay waxtaan naa taal bougie laa am li réew mi moom ma di ko utiliser ci réew mi mais li ma moom ma di ko utiliser ci li ma moom mais xool leen kooku yonent bi ko yar am na ku yonent bi yarul muy Margaret Thatcher maa ngi koy waxtaan barki démb Margaret Thatcher la femme d'affaires nekkoon na premier ministre bu Grande-Bretagne dañu ko fal bi mu nekkee premier ministre muy dem di voyager ñu may ko benn caq ci visite yooyu mu doon def mu takk caq bi bàyyi ko ci boppam keroog ba mu wàccee war a génn palais bi mu dem ba ci buntu palais bi mu fàttale ko ne caq bi ba mu nekkee premier ministre lañ ko jox mu retourné ñëw ci palais bi tekki caq bi bàyyi ko ci palais bi génnaat ñu ne ko lu tax mu ne waaw bi ma nekkee premier ministre lañ ma ko joxoon cadeau comme que nekkatuma ko naa ko fi delloo pour réew mi xool leen façon nit ñooñu ci sàmm li ñëpp bokk surtout nag buñ la joxe boo nekkee responsabilité ci liñ la bokk parce que responsabilité la yonent bi daan na am ku ñëw ne ko danga may jox ndombo tànk mu ne ko mukk responsabilité la duma la ko jox parce que dañ la koy lay joomal xiyam moo tax ñun boo xoolee ñëpp a bëgg a doon président am na lu tax d'accord uma ci ñëpp a bëgg a doon président am na lu tax léegi yéen réew mi taxul attention de alaaji ba nga koy labat na nga ko doon def ma ne ko aw mu ne ma soo ko defaatee mu ñibbi ma ne mais c'est vrai 18 heures ma sangu waaw sangu braye dem ci num ci pël bi mu jaay ma ay pomme ak ay banane ak nangam ak lonko-lonkal su ma ñëwee teg mu ciibutuma ma teg rek romb ko di koy bu yàggee mu jël jox yaay la ma mère bi waxoon loolu la def xam nga jigéen góor li lan mooy fulla ci góor sa soxna du dem mais ana soxna su mën a dem na mais échec nga fase échec la jigéen doo ko fase da nga koy yar ba fu mu dem ñëw yàlla xam na ko man de ku ci dem sa kër yaay doo yendu man laa wax de ku ci dem seen kër yaay doo yendu mukk doo yendu parce que man lu ma am rek jox la doo yendu mu ne maa ngi ñëw de wax na ko bismillah parce que nag loolu rek la maanaam fu lay góor daal mooy nga fexe ba sa soxna toog loo am nga def ko ci sa yaram parce que nga def ko ci say doom parce que mooy éducation léegi dafa cher sa doom ak say soxna boo leen bëggee yar da ngay financer ci ñoom fexeel ba say doom bu ñu xaaraani fet wala fu ñu dem daal nañ gis ne sa kër a dàq loolu ci éducation la bokk su boobaa xale yi dinañ toog ci kër gi ngay wax ak ñoom xale yu jigéen ñi duñ taxawaalu ji dinañ toog ci kër gi mais say doom doo leen jox ñu reer xale yu jigéen ñu invité reer baaxul de xale yi buñ leen invité reer duñ leen invité reer ci gratuitement de kon fexeel reer bi ne sa kër xale yi ku jigéen ñi buñ def fen loolu éducation du saaga du dóor mais li nga am nga def ko ci sa njaboot loolu ci yar la bokk yonent bi nee na ci éducation sa doom buy dem école buy ñëw fii sa doom boo ko yebalee muy ñëw fii jox ko 100 francs sa doom na bokk ci ñiy maye bañ a bokk ci ñiy ñàkk attention sa doom bu génnee dem école na bokk ci ñiy maye bañ a bokk ci ñiy ñaan parce que gis nga ñaan nit buy ñaan day ñàkk fayda démb damay seetaan benn équipe ci télé bi ma gis ñuy feccu métti sa télé bi sama waa kër di commentaire man leen mi ci lii li ñuy am bu leen yedd lii li ñuy def pour dund ñoom pour ñoom fecc mi ci la ñuy am kon gis nga nit ki boo bëggee dara te amoo ko dana la jaral nga ñàkk fayda jar na fecc ak yépp pour am ko mais su fekkee da ngay joxe da ngay am personnalité da ngay am dignité nit kuy may day am dignité
nit kuy may day am personnalité mais nit kuy ñaan day ñàkkal boppam fayda moo tax da ngay liggéey éducation liggéey investir ci say doom investir ci say doom moo gëm nga investir ci ay immeuble amul njëriñ defal ci say doom bu ñu màggee defar leen ñu nekk ay nit ay citoyens yoo xam ne yu am njëriñ lañ dinañ jëriñ seen bopp jëriñ Sénégal gis nga daam ñay wax na fi léegi dañuy calculer 2050 tubaab dinañ liggéey noonu 2050 ban Sénégal lañ bëgg yan nit lañ bëgg ñu nekk Sénégal 2050 loolu nag doo ko bëgg rek mais tey nga koy commencer préparer ban Sénégal lañ bëgg 2050 ban Sénégalais moo ko fa yóbbu ak kan moo koy préparer ci loolu léegi dañuy bàyyi nii rek ñuy tëñëx yi 2050 fu Sénégal jëm xool leen li réew mi mel civisme zéro citoyenneté zéro xamuñu ko sax faf mais xamuñu ko doomu aadama da nga koy yar ci ñaari xaaj la Sénégal dafa yaatu de et puis góor ñi bëri nañ de kon ki la yàlla tànnal yow tànnoo ko yàlla la man dama naan yàlla ma tànnal soxna man loolu wax ma lu man de yàlla ba ma di xale bu góor ba léegi fi ma dugg fi li ma ngoro te benn réussir yu ci kon kat yàlla ma tànnal ma su ko defee ma respecté loolu di ko dimbale comme ni koy waxee jigéen dañ koy jàppale dama am problème ak sama soxna te loolu ñëpp koy def xam nga mariage bu bees moom jàppal bàyyil mu mer dem seen kër ma it ma gis sama bopp xale bu góor di jaagar-jaagari dama koy fase ni ma bëgg bari nañ nangam ak nangam sama mbokk sama xarit sama rakk Diago Ndiaye mi nga xam ne ñoo d'abord ñoo màggandoo et puis ensuite ñoo bokkoon di liggéey dans le gouvernement mu jóge fa man ma dem fa yeneen liggéey moom mu ubbi école am bi ma war fi ñëw sargal ko mu wax témoigner li ma xam ci moom mooy c'est une éducatrice c'est quelqu'un ku gëm éducation ku gëm yar nit sax laay waxuma xale rek et c'est pour ça qu'elle a commencé par les enfants donc ma ñëw pour encourager ko ànd ak sama doomi baay yi ma àndal Ndeye Anna Sall ak Ndoura Sarr ñun ñett ñii ak Diago ñooy def lu nekk lépp lu ñuy def ñooy ànd def ko donc c'était normal que ñu taxaw fi tey loolu moo ma fi indi pour l'encourager jàppale ko man bu ma sama liggéey waxtu ma amee une idée nouvelle bu ma bëgg expérimenter fii laay ñëw Awa Khassi bi may créer les cellules de paix et sécurité fii laa ñëw la première cellule fii laa ko ubbee bi may commencer sama enseignement à l'école élémentaire aussi l'enseignement à la culture de la paix fii laa ko ubbee fii ak Kër Aram donc c'est tout à fait normal que ma nekk fii maa ngi leen di encourager yéen ñëpp di leen gërëm. conférence bi nag li tax ñu def ko bii mooy ñaareelu édition dañ ko def ndax dañu ni ñun école du pour jàng rek école c'est vrai que dañ lay sol xam-xam mais tamit dañ la war ubbil jàngal la àddina ci jàngal àddina boobu ci jàngal àddina boobu la ñu teg programme ñun dañu am programme kii dafa bokk ci suñu agenda du loo xam ne dañu tëb rek ni dañ koy def dafa bokk ci suñu agenda il y a 2 ans defoon nañ ko mais dañu waxoon ni waajur yi ak surtout jigéen ñi lan mooy taxawaay ci jàngu xale ak ci yaru xale ñu jël si ko log bu mel ne Serigne Mor Mbaye mu ñëw fekke ko teewe ko waxtaan ci ànd ak yeneen imam yu nekk ci cadre ren ñu ne nañu def éducation à la citoyenneté président de la République daf ko wax mais ñun bi ñu créé suñu club de la paix bii nga xam ni madame Ndioro Ndiaye mooy marraine bi mais dañu am club boo xam ne lii rek la xale yi di liggéey gis nga léegi Ndioro ngi naan xale yi daf leen gis ñu am poubelle di jël mbalit yi di ko fi def loolu c'est élémentaire lu sew la mais dañ leen koy jàngal di leen jàngal respect seen bopp ki ñu nekkal ñu war ko may gëdd may ko cër ñi leen di jàngal ñu may ko gëdd may ko cër école bi ñu nekk ñu sàmm ko xam ni ñoo ko moom c'est un bien commun suñu génnee gis drapeau bi xam ni drapeau bi kat mooy mandargaal suñu dëkk ak yeneen soo leen tàggatee noonu ci bayal ñuy màgg xam nga xale yi lu mu bon dina am lu des ci seen bopp ci loolu apprentissage am na lu ngeen ci yokk waaw école ñaareelu kër ga ndax xale bi su génnee këram école lay ñëw dafay ñëw école 8 heures ci suba xale yi fi yendu ba 6 heures 7 heures même su fekkee dafay wàcc dafay dellu donc xam nga diir bi muy def école moo gën a bare bi muy def kër moo tax ñun dañu war taxawaayu waajur
non seulement di leen jàngal mais di leen yar di leen jox xam-xam di leen teg ci yoon di leen wax luy dëgg ñun loolu mooy suñu kër suñu cër jàngalekat yi voilà. xam nga affaire pétrole bi man dama ni sax dafa teel ñu ciy yëngatu di ci wax parce que ñu bari ñu ciy wax sama compagnie gi xamuñu luy pétrole xamuñu luy gaz xamuñu procédure yi xamuñu exploitation dañ ni teel rek ñu ni jàmm na comme nag am na kuréel yoo xam ne ñoo ko yeyoo te ñu ngi ci di gëstoog di seet nañu bàyyi ba ñu gëstu ba pare daf ma wóor ne suñu gëstoo ak résultat yi ñu am président de la république am nañu yaakaar ni moom su waree sanctionné wala yar wala jël ay mesures dina ko def te am nañu yaakaar ni dina ko def mais li ma bëgg wax ñun jigéen ñi ñun pétrole bii ñuy coow dañ ci am wàll dem ci am wàll ci bépp ressource baaw bii ñuy jël di ko ci kasaree am nañ ci wàll pétrole bi gaz bi or bi lépp loo xam ni ressource la rek di jóge ci suuf suñu réew am ko ñun ñi dañu ci war sedd ci xale yi jox ci suñu programme yi ñu liggéey mais tamit am na beneen taxawaay bu ñu war a taxawaay bi moom sensibiliser def prévention parce que da ngeen di dégg ñu naan dëkk bu am pétrole dafay am fitna mais jigéen jàmm la bëgg donc war nañu teg programme yoo xam ne ak suñuy partenaire pour naka la ñuy def pour liggéey pour wax dëgg yàlla sensibilisation bi ak prévention bi ñu def ko ñun de suñu réseau bi kii sama collaborateur la du ma bàyyi ma wax lu dul dëgg suñu réseau bi ci loolu la ñuy liggéey te am na programme yoo xam ne suñu ko tegee dinañ leen moo daa ngeen gis ñuy liggéey ci loolu